nu ko ayca moo ci baax ñi dem bisimilah. lu gën a fës ci xëtu yéenekaay gi. waaw. bokk na ci wàllum nomination. président de la république gisama ki nga xam ne moo di président bu Rwanda. waaye itam ba ndege ni wàllum njuñ caac yi nga xamante ni jot na am ci réew mi lu ci bëree bëri yéenekaay jot nañ ci xëy indi Soxna Astou mën nañoo dem. ñu dooree ak enquête. l'enquête quotidien ci xëtam gu njëkk jot naa xëy indi waaye nag yeesal li nga xamante ni daanaka moo di retard tukkee ci wàllum nomination yi ñi jàpp enquête quotidien di service de l'état en attente fu mu toll ni tembe moom daal enquête quotidien jot naa def càmbar goo xam ne yaatu na lool ñenn ñi nga xam ne jot nañoo jege Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko jot nañoo àddu ci biir xëtu yéenekaay gi moo tax mu daal di ci yokk ne plus d'un mois après li nga xamante ni daanaka moo di seen nomination jëm ci gouvernement bu président Macky Sall bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na daal statut quo noonu la ko duppee sur la plupart des ministères cabinet politique du président de la République quasi absent ndax ñu bari lool ci ñoom dafa mel ni fu mu toll nii tembe nomination ga ca war bari na loolu loo xamante ni wàllum nomination guñ ci war a mën def la waaye des na lu bare bari loo xam ne lu ci yaatu la moo tax yéenekaay gi ak i nitam jot nañoo teewlu ñu bari lool di leen xamal nag ne mbir yi dafa fekk ne mënuñu xëy rek fomp ba mu set wecc waaye faaw ñu am ab xaarandi ñëwal li nga xamante ni daanaka moo di ñenn ñi nga xam ne ñoom lañ nomee ci wàll wi jot na caa bokk lu tukkee ci accord de pêche ci biir xëtu yéenekaay gi mu dellu si waat Diomaye audité li nga xam ne moo di Union européenne ci li nga xamante ni daanaka moo di mbir mi waaye yokk ci ñoom seen jëm bopp ñi nga xamante ni daanaka dañoo fas yéene dédduwaane wu ci wàllum tuuma yi nga xamante ni jot naa wàcc ci waxtu lu jëm ci wàllum aada ak cosaan Mabouba Diagne jot naa annoncé ab réunion ak ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi gestion commune bu Ziguinchor li ni mel tam jot naa dellu si waat ci lu yaatu loolu ñëwal xëtu yéenekaay gi nga xam ne dafa jàpp ne lu bari lool ci Cour des comptes jot na ko ciblé te que mu cité du kenn ku dul Abdoulaye Baldé Soxna Astou. le quotidien. le quotidien yéenekaay moom amul taxaw seetlu gu yaatu loolu jëm ci wàllum diplomatie ak ca bitim réew affaire étrangère lu bari loolu jot na ko addu yéenekaay Madiambal Diagne gi ne politique étrangère le projet diplomatique bi nga xam ne jot nañ koo teg yaay Mouhamed Diallo di Yacine moom ci jëm boppam moo fas yéene indi ay leeral waaye doxalin goo xamante ni gu yaatu loolu la fas yéene donandi. nee na tenue d'une séminaire aussi sur la nouvelle stratégie des diplomates circonspect noonu la ko duppee ci xëtu yéenekaay na ngeen indemnité de logement ak li nga xam ne moo di personnel gu nekkee ci consulat bu France ñoom seen jëm bopp daal ñu ngay jooy lu ñëwal li nga xamante ni daanaka moo di wàllum indemnité ak yeneen yoo xam ne ci war a mën am la ñu ngay dénoncer tamit attitude bi nga xamante ni moo war a am te ñu koy xaar ci gouvernement bu président bi nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu daal di ko indi ci waxtu itam jot naa indiwaat leneen loo xam ne xibaar gu yees la ginnaaw bi ñu amee amaana mbégte ci li nga xam ne moo di wàllum ndox mi askanu Touba am nañu li nga xam ne moo di ak jaaxle ci lu jëm ci wàllum traitement de la dialyse la détresse des insuffisants rénaux ñoom seen jëm bopp ñooy xaarandi ab solution goo xam ne gu ñu war a mën teg la ci seenam ndodd ngir indi li nga xamante ni daanaka moo di solution na mu gën a gaawee ci waxtu wóole jot na caa yokk le quotidien yenn kay exploitation du gaz nee na daal FPSO bi nga xamante ni fu mu toll ni tembe moom si njëboom mu nga am daal beneen taxalin goo xam ne gu yees la gu muy àbb ngir li nga xamante ni moo jëm ci wàllu exploitation gi lee mën a nekk loo xamante ni daanaka lu yaatu moom lay doon sama baay ji Moustapha Diakhaté jot na amal ab interpellation ñëwal li nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci wàllum gestion des fonciers ndax lu bari loolu jot na ko teg na lu ñu war a càmbaraat la Soxna Astou. yéenekaay Sud Quotidien moom tam amal na ab taxawalin goo xamante ni daanaka gu yaatu lool la ñëwal li nga xam ne moo di ëllëgu Sénégal waaye taxawaay gi nga xam ne war nañ ko mën a am ci wàllum procès yi nga xamante ni peut-être mën naa ñëwandi Prodac moo di Mame Mbaye Niang ak nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ci fàttali laata muy nekk premier ministre bari na loolu loo xamante ni wàllum milieu di foroon mën am Sud Quotidien dellu si waat ne la Cour des comptes rouvre le dossier en attendant pour ñu xam wala wanenti mujjee ki gëtam du samay kaddu spécialiste di enseignant chercheur en droit pénal bu UCAD Ousseynou Samba moom moo indi ab leeral ci procédure bi nga xamante ni bu ñu demoon ba fas yéene ko topp daana ko am ñëwal li nga xamante daanaka moo di ëllëg gi deneen loo xam ne jot naa bokkee ci wàllu itam mu wax ci moo di Jean-Pierre Senghor premier coordonnateur international du Prodac moom nag engagé na pour livrer li nga xam ne lépp lu tukkee ci wàllum dëgg la ndax neen daal dina indi ab leeral ci li nga xamante daanaka moom la ñuy xaarandi ak wàllum scandale financier yi nga xam ne ñu ngi koy wax présumé ci ñeel li nga xam ne moo di gestion bu Prodac ndax jàpp nañ ne lu ci bare bu ñu ko waxee tam am na loo xam ne jot naa descendi ci wàlli waaye lu ci mën a wét bóor mooy que ne Cour des comptes moom mu indiwaat gën a taxalin goo xamante ni gu yees te loolee mën na yóbbee tamit faaw mu am loo xamante ni yoon daana ci waxtaan ci waxtu la jot na caa bokk Sénégal lu jëm ci wàllu ministère ñu ngi publier ay lu nga xamante ni daanaka moom moo tukkee ci wàllum autorisation de pêche loolu tamit jot naa yóbbee lu bare loo xamante ni lu ñu war a mën a xaar la ngir xam ani fan la wanit di mujjee gëtam Sud du Quotidien daal di caa boole li nga xamante ni moo di dépôt des armes par les actions du MFDC loolu tamit président Macky Sall waar bi mu ca bàyyi te mu nekk lu yaatu loolu un an après nee na daal am na évolution boo xam ne processus la gu ñu tegandi ngir évoluer li nga xamante ni daanaka moo di mbir mi ani ban taxawaay moom la indiwaale ci waxtu tam jot na caa yokku reportage gu yaatu lool goo xamante ni jot na koo def ci wàllum difficulté de renouvellement li nga xamante ni daanaka moo di
wàllum pondeuse ak yeneen ak yeneen ñi ciy yëngatu yarum ginaar ak nen yi ak yeneen ak yeneen ñenn ci ñoom jafe-jafe yu mat sëkk ñu ngi koy am waaye nag fu mu toll nii tembe taxawaay war na caa mën a am ngir ñi dimbaleen bu ko defee ñoom tam dañuy liggéey mën a jëm kanam soxna Astou. yéen kay Walf Quotidien lu mu fësal. Walf Quotidien la mu fësal jot na caa bokk moom tamit lu bari lool li nga xamante ni daanaka moo di wàllum rapport ak taxawaay gi nga xam ne giñ ci war a mën àbbu la Dame Mbodj le syndicaliste renommé reconnu au niveau du Sénégal jot naa du ci biir xët yéen kaay gi xaritu Mohamed Diallo. neen daal bu fekkente ni poursuite judiciaire moom la ñu war a mën àbbu faaw ñu dooree ci ki nga xamante daanaka moo di président Macky Sall te neen daal loolu bu ñu ko deful dafay méngoo ko ne amul keneen koo xam ne ku ñu war a mën topp la ndax moom ci émission penco ga mu nekkoon lu bari loolu jot na ko siwal Walf Quotidien ne suite a donné au rapport de la Cour des comptes Pastef dans ses contradictions les contradictions nag la ko waral mooy kan dafa mel ni gaa ñu lëm bi boppam lañu doon xaar mooy nan la ñuy def ba indi ab yokkute ñëwal li nga xam ne daanaka moo di ëllëgu lu tukkee ci le rapport waaye ba ndégg ni dafa mel ni am na ay xaarandi yoo xamante ni jot naa des ci wàlli moo tax kenn ku ci ne ak laaj bi nga xamante ni jot na koo samp ndax ñoom dinañu amal poursuite judiciaire waaw wala déet Dame Mbodj ne faaw ñu dooree ko ci président Macky Sall ñoom seen jëm bopp nag fu mu toll ñu ngay ten defal loolu boo ko xoolee baax dafay mel ni ab jiwat loo goo xam ne jot na ca amandi Ousmane Sonko ak ñoom kañ lañ ko fas yéene amal laaj gu samp la waaye leneen loo xam ne jot naa wus mooy que ne si nous commençons pas par épargner Macky Sall nous devons alors épargner tous les autres. Ce sont les propos du syndicaliste Dame Mbodj à la une du quotidien Walf. Source A ki doon ay source am ñëwal li nga xamante ni daanaka moo di mbiri bëri lool te wutee Soxna Astou jot na caa bokk nee na daal accord collectif d'établissement signé entre la direction générale de l'ONAS et ses travailleurs moom ni mu ko duppee mooy que ni même bu ñu waxee wàllum chiffre d'affaires dafa mel ni nee na daal gâterie triple XL Pape Oumar Keïta mën na koo sol bu fekkonte ni ab yëre la waaye mën na yóbbee tamit ñu bari lool ci ñoom faaw ñu xoolaat exactement taxawaay gi nga xam ne war nañ ko mën a am nee na 150 000 francs CFA sont alloués à tout agent qui doit se marier li moom salaam fa war na ko abbu moom bu ko defee ma wax ci wàllu mariage 150 000 francs CFA alloués à tout agent qui doit se marier mais sax ndimbal la social la 150 000 bu ko entreprise ba attanee baax na am na ñoo xam ne nag mën nañ la bokkal lu ëpp loolu te duñ ko bindi ci kii parce que seen moomeelu bopp lay doon waaye lu askan bi bokk nga nar ko bokkale noonu ci ko wàlla marié da indi coow li ni mel nag moo tax mu yóbbee que ni par la naissance d'un enfant c'est à 150 000 francs CFA vous voyez au niveau de ces structures ce qui s'est passé mu yokkaat encore que ni en cas de décès d'un ascendant direct un enfant ou d'un conjoint l'argent de l'ONAS encaisse 250 000 francs CFA. Agent bi ci jëm boppam yéen kaay gi yokkaat na ci encore ne et si un agent qui a perdu la vie c'est un montant de 500 000 francs CFA qui sera mis sur la table leneen loo xam ne jot na caa bokk pour les prêts au personnel il est prévu une enveloppe budgétaire de 100 millions de francs CFA et sans compter des prêts à court terme de 15 millions de francs CFA lii bokk na ci li mu jàpp ne accord la yoo xam ne jot naa tegani mu yokkaat ci ne un budget de 200 millions de francs CFA dégagé en 2023 pour compléter au moins à hauteur de 90% de la prise en charge des IPM. C'est terrible. mu yokkaat encore ne 50 millions décaissés en 2023 pour le personnel effectuant des travaux salissants pompe gi setal gi leneen loo xam ne jot na jaa bokk mooy gratuité de la consommation domestique d'eau 80 millions de francs CFA budgétisés par l'arbre de Noël 80 millions. Budget de 92 briques dans les colonies de vacances en 2023. Encore, on n'est pas encore fini pour les pèlerins au lieu saint de l'islam, 6 billets d'avion offerts. 6 billets offerts à certains agents pour ñu mën a dem ca Makkatal Mukarrama mu yokkaat ci encore ne plus du billet 500 000 francs CFA offerts à chaque pèlerin, un budget de 30 millions de francs CFA en 2023 pour la conférence religieuse et donc Ramadan. yokkaat ci encore ne lépp daal mu ngi ci biir la page 2 30 millions alloués par an à la coopération d'habitat entre autres voilà lu mu tuddee gâterie triple XL à la une du quotidien Source A qui mentionne également qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été cité il s'agit de qui Ousmane Sonko avait remplacé au niveau de Ziguinchor à la mairie Abdoulaye Baldé nee na Baldé toj nga fi loolu la Source A wax. Baldé toj nga fi. Source A moo ko yéene li mu ko waxee mooy des centaines de millions dépensés pour les carburants de la mairie de Ziguinchor des dizaines de millions pour des indemnités horaires pour des travaux supplémentaires des centaines d'avancements automatiques pour les agents non fonctionnaires. Des agents non fonctionnaires moom la waa ji di jox déglul limal des centaines de millions dépensés pour carburant n'est pas fonctionnaire mu yokkaat ci ne encore des dizaines de millions par an d'indemnités horaires pour des travaux supplémentaires
du ñooy agent ba léegi de mu yokkaat ci encore des centaines d'avancements automatiques pour les agents fonctionnaires Balde kay toj na fi du samay kàddu nag de source a ni waxee daa tax mu ci yokku ne keneen kan la mu ngi nii l'ancien patron de mon grand frère Patrice Sané moo ni waxee ancien ministre de la pêche kan la mu ngi nii ci xëtu yenn kaay gi yokkaat na ko ci ne Cour des comptes audite l'ancien ministre de la pêche de l'économie maritime Alioune Ndoye et tombe des nues avec le marché par des ententes directes d'un coût de 6,608 000 francs CFA. TTC file de société Martel LTD mu ne ko une enquête demandée par qui 3 points de suspension à lire dans le quotidien Source A ak ban Libération quotidien qui nous libère des informations cruciales sur le traitement au niveau de Saint-Louis. Encore une fois, il a mentionné, il a éclairci également les choses sur beaucoup lu jëm ci wàllum drainage bi nga xam ne dañ ko doon amal ci wàllum tefes gi mu ngi nii xëtu yéen kaay gi jot na ci ñëw nee na ab gonflement moom lañ ci nemmeeku te gonflement gi ni mel nag jot naa indiwaat ñu bëree bëri dañoo mel ni daal ñu tiit wala réer mëri ci li nga xam ne moo di koppar yi takku lool yoo xam ne ay surfacturation da ci am gaañu lañ leen ne dem leen ngeen xoolaat li nga xam ne moo tukkee ci wàllum tefesu géej gi liggéey bi nga xamante ne war nañ ko ci mën am maanaam di prix excessif noonu la ko duppee prix excessif yooyu noonu moo tax yéen kaay gi xëy ne un gonflement de 2,26 milliards en cause ñeewal li nga xamante ni daanaka moom moo tukkee ci wàllum soupçon de surfacturation autour du marché relatif au dragage et au balisage de la brèche de Saint-Louis Ndar Géej bu Fatima Diop moom ci jëm boppam fa lañ ko doon amale waaye prix excessif et augmentation normale de l'offre initiale ñeewal li nga xamante ni daanaka moo di Cour des comptes demande à la COP l'ouverture d'une enquête pour savoir réellement fan la 2 et quelques milliards yooyu noonu dala wàcc waaye yokku na ci tamit ne montant initial de l'offre société de draguing internationale choisie suite au marché de gré à gré après la réalisation du contrat du premier attributeur à curieuse augmenté à 32,77%. Vous voyez 32,77% mu yokkal la ci ne la Cour aussi a constaté que sans la moindre raison le montant également payé pour le solde de tout compte s'élève à 7 déjà jarul nee naa la yang yong rek ngay dégg yang yong wëyaa yooyu muy yong million la yang mooy milliard wëyaa yooyu ci askan bala 7 milliards de francs CFA 211 522 870 francs CFA mu ngi nii mu ne soit mu toll ci ñaata 998 millions de francs CFA de plus le montant indiqué sur le contrat qui a été signé. Ça montre quoi benn milliard presque. yéen kaay gi moo ni xëyee mu yokkaat ci encore lan ne Casamance ex-combattant de Jakaay. mu ne marche aux côtés des FDS pour une paix définitive. Ça veut dire que jàmm ak salaam bokk na ci li nga xam ne jot na yitteel ci zone bi ni mel moo tax gaañ seen ji bopp fas nañ fa amal a taxaw leen goo xamante ni gu yees tàq la waaye yokku na ci ne Tambacounda nee na lu jëm ci wàllum dundin nga ab surfacturation moo ci am l'ancien maire aussi nee na facture 15 kilos de riz par jour pour chaque participant ak ban Vox Populi ci xëtam gu njëkk jot a dellu si waat moom tam ci wàllum crise foncier noonu la ko duppee ne wàllum gestion de terre bokk ci li nga xam ne ay jafe-jafe yu am ci biir réew mi la moo tax yéen kaay gi jot caa tegandi kenn koo xamante ni xelam màcc na jëm ci wàll wi ak tamit di gëstu ci lu bokk ci wàllum politique mu àddu ci lu yaatu lool ñëwal li nga xamante ni daanaka moo di am ci biir réew mi ak li nga xamante ni moo ci ñëw mooy la xalif de Bambilor bi nga xam ne mu ngay alerté ci biir xëtu yéen kaay gi jot naa waxandi moom Thierno Amadou Ba invité les autorités pour seen jëm bopp ñu xoolaat askan bi seen jëm bopp seen wàllum nekkin ak surtout relation yi nga xam ne jot nañ ko am des familles déchirées des communautés divisées le tissu social fragilisé au niveau du Sénégal et en parler et donne des conseils. Il est temps d'agir sans pour autant tomber dans la vengeance, la chasse aux sorcières ou la haine. nee nañ fexe ba lépp lu ñu dox wala ñu koy def bu ñu dugg ci li nga xam moo di wàllum defante wala mu mel ni luy métti moom la doon ci waxtu la jot naa fekk jiwaat keneen kan la mu di Amsatou Sow Sidibé borom xam-xam bu mag bi borom jàngalekat bi borom diplôme yi jot naa àddu ci lu yaatu lool ne en matière foncière il ne faut légiférer qu'en tremblant selon Amsatou Sow Sidibé en matière foncière ci la àddu jox ay conseil ki nga xam moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko ci wàllu bi ñuy jël année ban taxawaay lees ci mën a àbbu waaye surtout nañ ko war a mën doxalee mu yokkaat ci encore ci xeetu yéenekaay kan la Mabouba Diagne borom diplôme yu sakkan yi lool langue yu bari njàng mu bari mi Mabouba Diagne fixe les missions et la composition des commissions nationales régionales
départementale et locale également ñëwal li nga xam ne daanaka moom moo jëm ci opération de mise en place de décision des intrants agricoles soxna Astou mu yokk ci keneen ak kan waram nataal gu rafet gu yànj gu bees gi war a daagoo ci biir palais ngir amal ab liggéeyam nuñ koy woyee Fatou Kiné Diakhaté Fatou Kiné Diakhaté c'est la nomination qui a eu lieu hier moom ci jëmba fa moo war fu mu toll ni topp ci ginnaaw Mary Teuw Niane moom bi yoon nag c'est historique parce que moom ci fàttali elle a fait le tour du monde pour liggéeyal Pastef sur différentes choses yoo xam ne wàllum social ci la bokk yeneen ak yeneen Fatou nag boo gisee may wax ay waxam parce que Fatou da di am ndaanaan bu diplômé lool yàlla may ko tamit ab taar ak xam-xam ak tamit jàng gu yaatu lool yéen kaa gi dellu si waat ci nee na daal Fifi plus connue sous le nom de Fifi on l'appelle Fifi nee na première femme directrice de cabinet adjoint du président de la République au Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye marque encore beneen empreinte bu yees inédit les dames qui criaient quoi la ak ban bés bi le jour jot naa xëy ci xëtu yéenekaay gi moom tam dellu si waat ci lu yaatu lool ci bésam bi yokk ci nen daal lu jëm ci wàllum jën yi ak nañu koy nappee fu mu toll nii tembe moo mel ni lu indi ab jafe-jafe moo tax rapport gi jot naa dellu si waat ci ministère de la pêche bi nga xamante ni moo ci addu nee na un poisson dans les filets noonu la ko duppee fu mu toll nii tembe boo demee daal ci waaxi am na ñoo xam ne ñu ngay wéy di gisandi ci lu jëm ci wàllum napp gi seen ak bopp loolu nag jot naa yóbbee chef de la division de pêche bi nga xamante ni lu jëm ci wàllum artisanal la moom ci jëmboom ne absence injustifiée rémunérée hors du territoire pendant 2 ans il continue à percevoir son salaire sans prendre de service. rapport bi génnee lu jëm ci wàllum napp gi jot naa jàpp ñenn ci ay nit ñoo xamante ni ñu ngay signé contrat te kenn gisul leen te liggéey lu ñu Sénégal loolu nag yóbbee na xëtu yéen kaa gi dellu si waat ne Cour des comptes interpelle la direction de la solde pour mu indiwaat ab leeral ci lu ñëwal wàllu wi laata muy dem ca wet ga tamit taftal ca beneen titre boo xam ne bu am solo ne wàllum litige foncier à Ngor Almadies nee na guerre des héritiers loolu tamit yéen kaa gi jot na ko xëyande la famille Igoro nee na dispute près de 500 mètres carrés la famille Diabel Samb l'avocat de Samb maître Ousseynou Gaye soupçonne une complicité des agents des douanes de Ngor Almadies bu samay kàddu immédiat.sn moo ni waxe ak immédiat bés bi le jour mu yokkaat ci encore ne maître Fatima Sall brandit un titre foncier et soutient que les Samb ne disposent chacun d'aucun document c'est-à-dire que cool yi lu muy bari rek la ñu wax yëpp dafa mel ni amul benn document goo xam ne gu ñu tegandi la laataa nag mu yegg que ne ni ki démb pañe bi sànni nañ ci bal waaye bu waddee ñeenti bët ñu ngi ko doon xool mooy bëtu ay président yu bokkul mu di kan Kagame et kii Diomaye ak ban critique quotidien moom nag la mu critiqué bari na lool te wutee ñëwal li nga xamante ni daanaka moo di ëllëgu Sénégal waaye nekkin bi nga xamante ni war na caa mën a am moo tax yéen kaa gi doola xëy wax ci lu yaatu lool ñëwal li nga xamante ni daanaka moo taxawaay gi ñu war a mën abbu ci ëllëgu Sénégal waaye nag surtout lu bare lool li nga xamante ni lu ñu war a mën a seetaat la ndax jàpp na ne fu mu toll nii tembe Ousmane Sonko ak nga xam moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye seen ëllëg ak li ñu war a mën a jox askanu Sénégal bokk na ci ne nataal la maanaam ñu tenir li nga xam moom moo doon seen ay promesse waaye nag yokkaat ci taxawaay gi nga xam ne war nañ ko mën a am ci bëgg-bëggu ñi nga xamante ñu di askanu Sénégal mu dal di cay yokkaat moom critique quotidien ne taxawaay gi war naa mën a jéggi li nga xamante daanaka moo di gisin gi ni mel ñu dal di caa yokk tam fu mu toll nii tembe lu jëm ci wàllum dundin gi nee na loolee moo indiwaale ab coow ñu bare bari moom la ñuy xaarandi faaw gaa ñi xool am solution la ñu war a mën teg ndax loolee dafa nekk urgence boo xamante ni gu mënul xaar la ba tax na moom ci njëboom mu dal di caa yokk ko ne taxawaay gi ci war a mën abbu tam dina ci yokk li nga xamante ni daanaka moo di nekkin gi ñu war a mën a am auprès des familles ndax ñoom seen njëbopp seen ay yoxo ñoo jotul seen ginnaaw ba tax na lu bari lu daal ñu koy xaarandi ñëwal li nga xamante ni daanaka moom moo tukkee ci biir askanu Sénégal mais surtout ñëwal li nga xam ne moo di wàllum xëy gi ak lekkin gi ñu war a amal bés bu yàlla sàkk soxnaastu ak ban grand panel la bu xaritu Mouhamed Diallo jot naa wax ci biir xeetu yenn kaay gi moom ci daal bëri nga xarit nag ci biir xeetu yenn kaay gi jot naa àddu ci lu yaatu lool ñëwal li nga xam ne daanaka moo di seen ëllëg beneen daal de Sénégal réception li nga xam ne daanaka moo di wàllum unité flottante li nga xamante moo di GTA jot nañ ko accueillir waaye nag lu bari loolu tam jot na ci àddu Mamadou Moustapha Ba moo ne janoo ak le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la une du quotidien Grand Panel bi nga xamante ni jot naa teg ci lu yaatu lool lu mu jàpp ko ne lu ñu war a mën yaatal la ci li nga xam ne daanaka moo di seen ay mbir laataa mu ci yokk ko ne lu jëm ci wàllum mbir yi nga xam ne agence et projet gouvernement Sonko doivent imiter ou bien suivre les pas du président Macky Sall moo tax yéen kaay gi yokkaat ci ne les républicains yi nga xamante ni daanaka seen jëm bopp ñooy wax nee nañ daal Diouf Sarr ci jëm boppam ak ses camarades ont vanté la pertinence du plan Sénégal émergent validé
par ki nga xamante daanaka moo di FMI et les autres partenaires du Sénégal de sorte que le gouvernement bi nga xamante ni moo fi nekkaale est contraint de finaliser les trucs et de continuer maanaam plan Sénégal émergent yoon bi mu abboon ñi fi nekk nii sont obligés toppale ko ba ci kanam ndax liggéey bi nga xam ne jot naa am waaye tamit partenaires yi Sénégal am tamit appréciation bi nga xam ne jot nañ ko ci tegandi muy firndeel que ni gaañ seen jëm bopp jot nañ ci amal liggéey gu mucc ayib du samay kaddu waaye journalu monsieur Sakho moo ni waxee Soxna Astou. L'Observateur quotidien bu Babacar Fall ak ñoñoom jot nañoo àddu ci lu yaatu lool ñëwal li nga xamante ni daanaka moo di seen ay mbir mais surtout lu jëm ci wàllum paiement de la dette des producteurs de semences gaa ñi la ñu diggi woon respecté wuñu ko. L'Observateur quotidien mu ngi leen di fàttali seen jëm bopp ko ne le rendez-vous raté de Sonko ci Il a une nee na le délai du 10 mai annoncé par le premier ministre déjà dépassé te ba ndéggi ni France daani xëddeen gaa ñi bu ñu tàllalee seen ay yoxo duñu gis daanaka naada loolu nag yóbbee na mu ne nous ne prenons pas le risque d'injecter nos moyens dans cette campagne sans garantie gars yi si ñi bopp loolu la ñuy teg nee na ce retard de la dette aux opérateurs impactera la présente campagne agricole yàlla bu mu yegg ci sakay morom démb na jafe-jafe am rek waaye ñoom nañ ci gis seen ak bopp ak fépp ci biir Sénégal mën na caa yokk ne les producteurs convoquent aussi une réunion pour demain mardi afin de trouver une solution sur Astou. yéen kay Tribune quotidien bu ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany di suñu confrère moom si jëmmam jot naa àddu ci lu yaatu la également ñeewal li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique Amadou Ba ak nga xam ne moo di président Macky Sall ba ndege nii pënd ba wëreegul keneen koo xam ne jot na caa bokk mooy Abdoulaye Daouda Diallo mi jiite CSE mu di conseil économique social environnemental moom lañ jàpp ne fu mu toll nii tembe est-ce que du moom la président Macky Sall fas yéene joxub tànk wala mu jox ko li nga xam moo di loxo te ba moytuwulee mën na ko sax nag wuutu ci li nga xamante ni daanaka moo di Amadou Ba ci bopp parti de bi nga xam ne moo di APR mise à l'écart par son ancien premier ministre moom ci jëm boppam du ci bare da ci am mooy que ne fu mu toll nii tembe Abdoulaye Daouda Diallo moom ci jëm boppam moom la ñu fas yéene teg nag boo moytuwul mooy jël nag lenge yi ndax Amadou Ba dafa mel ni neexoo ak diggante président Macky Sall nekkatul loo xamante ni lu yomb la loolu nag moom mu yóbbee mu ne choix bi ci jëm boppam moo nekk loo xam daanaka lu bare ñi ñu koy xaar waaye dafa doon choix boo xamante ni ak ambition yi mu am du lu mën indiwaat ci wàllum candidature bu benn bi nga xam ne weesu nañ ko waaye ëllëg ci biir tamit seen wàllum doxalin jëm ci wàllum politique duñu war a mën càmbar la Soxna Astou ak ban Le Soleil jant bi suñu jantu réew jot naa nit ci lu mucc ayib loolu waaye nag ca bitim réew moo ko yitteel ba tax na jot naa jàpp ko ne askanu Sénégal ñu bari lool ñi nga xamante ni jotoon nañu abbu ay gaal dem ñu ci bari fu mu toll ni tembe jafe-jafe yu mat sëkk ñu ngi koy dund mu daal di ko duppee mineurs sénégalais dans les centres d'accueil des îles Canaries ñoom dañoo abboon ay gaal dem ca bitim réew fu mu toll ni tembe fa ñu nekk mënuñu fa am la nga xamante ni moom la ñu souhaité moo tax lu bari ci wàllum jafe-jafe ñu ngi koy dund jëm ci wàllum nekkin waaye surtout amub xëy boo xamante ni daanaka lu manqué la moo tax mu daal di ko duppee lu yaatu lool ñëwal li nga xamante daanaka moom moo am ci wàlli nee na du désespoir à la lueur d'espoir ça veut dire que ñoom seen jëm bopp yéene gi ñu amoon mooy génn ngir fas yéene am loo xam ne dinañ ko jëriñoo malheureusement désespoir bi dafa mujjee nekk ab jafe-jafe te lu mu sos moom xëtu yéen kaay kii waxee mooy ci biir xët gi ne AT mi nga xam ne daa jot naa wax ne moom ci boppam ak ay grand frère am ay pêcheurs la ñu woon waaye nag dañoo sore lool ci biir famille yi nga xam ne jot nañ ko am ca biti bi ñu ñëwaat tamit kenn jot na caa yokk ne moom dafa yaakaaroon ko ne avant ñu bari di ñëw man dinañ trouver solution ba am li nga xam ne daanaka moo di nekkin waaye malheureusement li ni mel mujjewul a antu laataa yéen kaay gi di waxandi ci nataal bi nga xam ne wàllum basket la président Diomaye ak nga xam ne moo di Kagame jot nañ kaa bokk foofee ca jam ñaajo ñu ñëw ci tàggat yaram ak stade quotidien jot naa xëy jëm ci waatu lool ñëwal li nga xam ne daanaka moom moo am ni ki démb waaye nag bokk na ci tam li nga xamante moom la ñu dëkkmal ci Kalidou Koulibaly Arabie Saoudite ak Premier League bu Angleterre moo ko yitteel mu daal di ci wax que ne premier titre de champion en carrière pour Kalidou Koulibaly première fois après plus de 10 à 20 ans de carrière professionnelle Kalidou Koulibaly mu ngi doog a gagné li ñu woy trophée moo tax mu dak nataalam ba ci xëtu yéenekaay gi ak na mu brandir les mains pour lan ak ñaq ba pour wane ne liggéey ni lu am solo lool loo xamante ni mën na ko yóbbee fu yaatoo yaatu yéenekaay gi jokkaat ci kane TFC daan ki nga xam ne moo di kan Casa aimé la pression sur Jaraaf mi nga xamante ni daanaka moom moo am beneen taxawalin lu mu ci yokk mooy Arsenal les hommes de qui Mikel Arteta ñoom ñoo nekk fu mu toll nii tembe premier en Premier League ginnaaw bi ñu daanee Manchester United ci li nga xamante ni daanaka moo di Premier League mu yóbbu leen Arsenal leader jusqu'à mardi pour voir exactement le match en retard qui doit opposer Manchester City Tottenham de Pape Matar Sarr. Qu'en est-il? S'ils font match nul, égalité de points avec Arsenal, s'ils gagnent Tottenham, ils deviennent premiers et ça va rester deux matchs. Manchester City qui a un match retard donc 3 à jouer Arsenal qui reste 2 matchs donc ñu xam année Premier League kan moo ko fas yéene gagné ñëwal li nga xam ne moo di atum 2023-2024 Soxna Astou. ñu jeexalee tàggat yaram bi ak suñu lamb. waaw suñu lamb quotidien moom ci jëmmam jot na caa yokku ne fu mu toll nii tembe après Tapha Tine à Abidjan il y a Balla Gaye 2 qui retourne à Paris Balla dellu na
abaat na roppalaan ginnaaw bu mu àbbee roppalaan ñëw ànd ak Boucher Ketchup ñëw Sénégal ak yu weexam abaat na roppalaan delluwaat na France lépp nag ci wàllum combat bi moom la ko boole naal dina yóbbu mu ne comme son adversaire Tapha Tine qui a quitté Dakar mardi dernier pour Abidjan. Balla Gaye 2 a repris les airs direction Paris fekk na fa Thierno Ba ak Malick Ndoye fu mu toll nii tembe mu nga fu muy entraîner pour ñu mën a xam nag exactement Balla Gaye 2 la muy préparer moo yeey Balla yeey dellu Paris te Malick Thiandoum mën na koo topp dem Paris astafurlah damaa juum doyen de astafurlah damaa juum ko sous-estimé damaa juum astafurlah damaa juum grand Malick asu ci gàttal li ma gën a fës ci xët yéene kaay gi jërëjëf Babacar ci gàttal waaw ci gàttal Balla Gaye dem na Paris Tapha Tine dem fan Côte d'Ivoire Balla Gaye Paris Tapha Tine Côte d'Ivoire Balla Gaye moo dem Paris